daal di yëkkati si daat confirmer existence bu comité de protection bu forêt ba bi nga xamante ne taxawal nañu ko ca Toubacouta moom di xamle ni sax benn bés jotoon nañ ko arrêté ba nangu saretam dénk ko kenn ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp dugal leen kaso. ñu ngi ci ñeenteelu fan bi Serigne Saliou ay révélation boobu ba tey ñu ngi génn. xam nga aussi comme ni ma ko waxoon rek. fii aussi ay bakkan dañ fa wadd te bakkan fu mu wadd rek dañ fa war a enquête ba mu leer. ñu dem procès situer responsabilité yi. ñii aussi seen détention xawoon na yàgg ba temps yi gis nga li nga xam ne moo ci amoon. comme que léegi ñi ngi ci vraiment procès nañ sant yàlla. parce que vraiment foogoon nañ ne sax fii duñ fi egg si heure bi comme que vraiment juge yi def nañ seen liggéey ba tey renvoyé nañ ñuy dem procès nañ xaar ba xool fu wanent mujjee ak i bëtam. mais li ci gën a am solo daal vraiment on attend la manifestation de la vérité ñi nga xam ne ñoo ci loru. vraiment ñu indemniser leen ñi nga xamante ne ñoo leen ko teg aussi yoon li mu leen war a daan mu daan leen ko. Mansour. bon mooy li ma doon wax toujours ni ay bakkan ñoo ci rot sëñ Saliou waxaat na ko léegi. te it nag ñi enquête te bu ñu tëb a ciblé nit ñoo xam seen kanam neexu leen rek ñu dem jàpp leen. te déjà li am démb ak tey mu ngi wane ay révélation xam nga fi mu nekk nii ku ni woon xawma ci dara bokkutuma ci. ak fi fi toll xam nga ni kon wax yi ñu commencé di war di commencé di changer day wane ni kon ñiy def enquête te ñëwaguñu nag pour wane fi ñu sukkandiku pour charger leen donc mun nañoo xaar yeneen mbetteel yoo xamante ni bi loxo dina dem gémmañ loolu lépp nag boo ko dajalee dafay dellu soit ci lan moo nekk ci ginnaaw jëf ju bon jooju nga xam ni dañu rey ay nit ci façon bu bon taal leen def leen loo xam ne doo ko sax def golo gu yàq sa tool dans ce cas nag waxuñu ñi ñu teg loxo ñoom la ba léegi mais dama ne xanaa yóbbu ñu leen pour teg leen loxo te la ñu miime woon au début di demander procès bi gaaw ak révélation yu commencé génn xaw na safaanoo te toujours faw ñuy respecter yoon même ñun journaliste attekat bi yoon may na ko bu fekkente ni bi loo xam ne délit la jëm ci loi pénale am na durée mais bu fekkee loo xam ne crime la aussi am na durée boo xam ni yoon am na sañ-sañu topp enquête bi ba ci pandaw ya am na ñu ci bàyyi fan yi passé ñoom ñoo xam lu tax ñu bàyyi leen mais mënoo fexe ba après bu ñu leen bàyyee du am na ñoo xam ni daañu manigancé bëgg koo taxé wàllu politique ça n'a rien à voir lii crime la ay nit fukki nit ak ñeent la ñu rey zulman tooñ leen rey leen donc nag moi je pense bu ñu topp émotion nit ku nekk ci kaso mais nañ bàyyi xel métiti ku ñu rey comme golo ñu suul ko mu bàyyi njabootam yooyu yëpp boo ko dajalee nag la ngay demander justice que la vérité loolu nag moom la ñuy xaar ci li nga xam ni mooy procès bii nii et mu ngi commencé di feeñ parce que fii dossier bi yegg tey début ba fooguñu ko woon. Mansour dañuy des ba tey ci wàllub yoon ab texte bu bees ak itam ab fiche buy saytu carrière u magistrat Sénégal yi dinañu ko taxawal ci lu yàggul dara naka noonee la njiitu juridiction yu Ndakaaru yi ak premier président yu cour d'appel yi ñu woo leen ci ab ndaje ci diirum ñetti fan la ñu ko nar a tëral tàmbali nañu ko sax tey ci suba bu ñu sukkandikoo ci directeur des services judiciaires te ministère de la justice loolee dina mën a tax ñu saytu liggéey bi magistrat yi di def ñu ànd ci ak Cheikh Ndiaye moom mooy premier président bu cour d'appel bu diwaanu Ndar. dafa di magistrat yi ni ñuy liggéeyee léeg-léeg dañuy foog ne kenn du leen contrôler lu leen neex la ñuy def te dara du leen ci fekk te loolu nag dafa amul parce que magistrat boo gis buy liggéey am na kilifaam te li muy liggéey kilifaam dana ko laaj ni nga ko liggéeyee ndax noonu la te yooyu yëpp nag bu ñu ko defee ci année bi jeex léegi nag balaa le 15 août noonu la ko texte bi kii il faut yow nag nga woo liggéeykat bi ngeen def entretien nga wax ko yow li nga xam ci liggéeyam yëpp mu wax la difficulté am yëpp nga mën a xam situation parce que yooyu da ngay am yeneen information ngeen waxtaan nga mën ko dóor jox benn évaluation boo xam ne évaluation boobu nag da nga koy yónnee ministère de la justice jox ampliation cour suprême ñëpp xam parce que ñooñu ñëpp aussi dañu bokk ci conseil supérieur de la magistrature ëllëg ak si biir bu ñuy te li may wax ni dama joxe firnde justification mais ça concerne tous les juges. plan de développement stratégique atum 2022 jàpp 2027 validé nañu ko ñi ko def di comité sénégalais des droits de l'homme plan boobule nag dafay sëgg ci ay question yu bari ñeel bokk na ci promotion ak yelleefu doomu aadama yi bu ñu sukkandikoo ci njiit ba di maître Pape Sène plan bile dina sëgg ci yeneen i question yi ci ñeel yu mel ni question migratoire ak itam ŋàbbinu ressources naturelles yi ñu déglu ko. affaire migration. parce que Nations Unies dafa am benn bataaxal bu ñu jëloon
dal di ñaax institution nationale de droits de l'homme yëpp pour ñu gën a dugal seen loxo ci li nga xam ne moom mooy wàllu migration rawatina nag ba nga xamee ne que dañu war a jublu ci benn pacte mondial boo xamee ne que nii dafa bëgg ñu fexe ba di am ay migration yoo xam ne ni dafay nekk ay migration yu wóor yoo xamee ne que nii vraiment day mucc ayib. affaire gouvernance ressources naturelles mais également ñun ci comité sénégalais des droits de l'homme wàllu gouvernance ressources naturelles daf ñu mas a soxal ba tax ñu taxawal depuis 2015 benn kuréel boo xamee ne que nii ñu ngi ko duppee observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif muy kuréel gu ubbeeku ci waa nguur gi waa société civile entreprise minière yi ak même nit ñi nga xam ne ñoom la entreprise yooyu di sooxeel seen àq ak seen yelleef. autorité de régulation de la commande publique moom moo nar a wuutu ARMP la ñu ca bëgg mooy gën a yaatal compétence yi ñeel commande publique bi loolee kon la njiitu réew bi xamle ni ki démb moom mi lee la mu bëgg nee na mooy transparence gën a am waaye itam efficacité ci ŋàbbinu commande publique bi ngir tontu boobulee réforme bu yees coordonnateur bu forum civil moom jàpp na ni ay naxe mbaay kese la ndax Birahim Seck mu ngi xam ne ni réew Sénégal am nañu ba noppi ay instruments ngir wàllu bonne gouvernance coordonnateur forum civil di préciser ni autorité ñeel régulation soxol commande publique bi nekkul lu bees ci kaddu Birahim Seck xalaat bi juddu na juróom-ñaari at ngi nii lu am ba des mbëbët njiiti réew bu Sénégal mooy yaatal autorité ñeel régulation soxol lépp lu nekk commande publique ak li ni mel wante ci gis-gis spécialiste des contrats publics bi li ni mel ab naxaate dong la Birahim Seck ne ARMP am na compétence marché public ak délégation de marché public li koy firndeel mu ngi tudd article numéro 4.13 bu code des marchés mu ni mooy définir lan mooy délégation soxol service public mu yokk ni beneen article mooy article 82.1a bu code des marchés mooy définir condition de participation soxol service public rax ci dolli article 141 ci point a quatrième tiré foofu la ñuy expliquer ni DCMP di contrôler lépp lu nekk délégation service public Birahim Seck nee na exemple yi bari na te organes yi fi nekk am nañu compétence contrôlé wu Birahim Seck di ñu xamal ni rek du changement tour mooy tax ba ñu taxawal ab gouvernance bu jaar yoon mu ni faw président Macky Sall am volonté bu mut sëkk ngir looli mun a am moom sax muy sàkku ci njiitu réew bu Sénégal mu jëlee ARMP ci présidence de la République. keneen àdduna ci mu di Abdoul Aziz Diop moom mu ngi rafetlu réforme bu yees boobule waaye mu ngi xam ne ni faw rek njiitu réew mi wane ni bëgg na daal di am na engagement ngir daal di fiy delloo si bonne gouvernance fii ci réew Sénégal ñu déglu ko. procédure yi c'est bien encadré mais marché yooyu nga xam ne tey jii dañ koy attribuer jeexital bi mooy mu am impact en termes d'efficacité en termes d'efficience donc foofu la sooxee souvent donc li ñuy jàpp mooy structure pour créer structure moom mooy yore mbir mi li ci nekk mooy structure liggéey ba ñuy def ñu am jeexital te jeexital bi mooy ARMP tey mii nekk ci biir présidence de la République ay corps de contrôle lañ sous contrôle parce que souvent li ñuy jébal recommandation yëpp avis politique bi moom mooy nekk au-dessus de tout donc dañu jàpp ni daal li ñu war a gën a defee mooy la volonté politique mooy bannir impunité bi surtout fexe ba recommandation yooyu ñuy def si wàllu jalgati si wàllu luubal ñi nga xam ni tey ci jàpp nañu ni dañ ko def ñu teg daan yi war ci ñoom ensuite fexe ba tey jii li nga xam ni tey ay scandale la gis nañ ko bu yàggul ci building administratif ci marché boobu tey jii kenn mënu ko wax yooyu nag moom mooy problème bi. autorité de régulation de la commande publique Mansour ban gis-gis nga gis ci réforme bu bees bi. bon mënut a ñàkk réforme boobu mënut a ñàkk parce que Birahim Seck comme ni ko waxee am na mécanisme am na jumtukaay am na outil yu fi musoon nekk existe bel et bien mais mënuñu chaque année problème bi nekk benn. chaque année moom Birahim Seck bokk na si ñuy jàmbat ay marché gré à gré ay passation yoo xam ne leerul ay manquements yu bëree bëri ñu koy noté donc réforme bi daanaka pratiquement force la ndax mu mën a soppi bu fekkente ni bi dana soppi la doon am. te defe naa ni moom Birahim am na ay outils yu ko permettre mu mën a gëstu ndax ci la xam-xamam màcc jëm gën a approfondir ay gëstoom xool boo xam réforme yooyu dina indi ay changement ci méthode ba fi nekkoon wala déet mécanisme mu ngi fi woon mais njëriñam moo bariwul woon. parce que bu fekkoon woon ne doon na taxaw comme ne mu jaadoo yenn jalgati yi am du am est-ce que réforme bi dina ànd ak xëy na gën a jàppandaluk yombaluk dem ci ay sanctions gën a mën a baare ku jubati ki ba nga xam ni du def lu ko neex. jël marché téeméeri million jox ko Khady Colonel parce que waayam la